salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora mbokki àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy boroom yërmande yàlla baal ñu àq ñun ñépp di wax ak nag ñii nga xam ne lâches yi nga xam ne des gens qui sont lâches des gens indignes des gens qui n'ont même pas le respect pour ñoom ci seen bopp yi nga xam ne dañuy làqatu ci ginnaaw ay journaux pour di jéem a tuumaal doomu aadama di làqatu ci ginnaaw ay médias pour jéem a yàq doomu aadama mais le président Ousmane Sonko mënu leen ko yàq déedéet mënu leen ko yàq te danaa leen wax lu tax mënu leen ko yàq lan ngeen di wax ay salon de massage ma ne président bu ko neexee na tijji salon de massage yi di leen tëj bu ko neexee na dem chaque jour na dem ci salon de massage yi ñun patriotes yi may nañ ko loolu parce que ce n'est pas ça la question ce n'est pas ça dont il s'agit président Ousmane Sonko dafa nekkoon ci benn posture pendant des années pendant plus de 15 ans boo xam ne amul façon deal buñ ko proposé wul amul façon corruption buñ ko proposé wul amul façon maletu xaalis buñ ko proposé wul mais pendant ces 15 ans mu woon Sénégalais yi ne leen moom as gor la moom as gor moo ko jur moom c'est un patriote boo xam ne il aime profondément sa patrie li mu dugal ci keesu état ci xaalis kenn xamul nu mu toll c'est des milliards te Amadou Ba xam na ne li ñuy wax ni lu am la ndax Amadou Ba bu demee bay wax président Ousmane Sonko pour mu bindal ko code de déontologie impôts et domaines c'est parce que Amadou Ba ci boppam xam na ne Ousmane Sonko amul fonctionnaire bu ko gën a intègre Amadou Ba xam na ne amul fonctionnaire bu gën a intègre Ousmane Sonko moo tax mu demande Ousmane Sonko ne ko bindal ma code de déontologie impôts et domaines kon ngeen xam ne kooku du ay caaxaan bu ngeen jéemee nag yàq doomu jàmbur jaar fu ne jéem ngeen fa jaar façon accusation bu ne jéem ngeen ko def amuleen ci ndam te lépp lu mu mës a jël teg ko seen kaw lépp lu mu leen mës a accuser musu leen a seetal seen bopp musu leen koo dindi lépp leen Ousmane Sonko accusé musu leen koo porter plainte pour diffamation 94 milliards yi ba léegi ñu ngi xaar procès am nangu leen procès am te yéen a moom seen tribunal moom seeni juge moom seen lépp moom seeni greffier te ba léegi procès mun taam parce que xam ngeen ne bis bu procès amee ngeen daanu kon tey bu ngeen ñëwee ne da ngeen di divertir sénégalais yi ci wax joo xam ne yenuwul maanaa xam ngeen wax de yenu maanaa am na wax yoo xam ne sax boo ko déggee mën nga sax am jiixi jaaxa sa biir bopp naan ndax am na wala amul mais di wax loo xam ne ab dof sax boo ko waxee mun la lii nga wax ni amul Sénégal la ñu ne xam nañ dëkk bi nu muy doxee Ousmane a le droit d'aller dans un salon de massage pour soulager son dos comme man ni ma amee droit dem ci salon de massage bu ma amee lu may metti comme keneen ak keneen mais bëgg a jaar ci loolu pour jéem a wax ay wax yoo xam ne du ma ci sax jaaraat non bu leen teg nit ñi ay dof parce que saaga sunu intelligence weesuwul lii bu fekkoon ne sax da ngeen di jéem a ut lenn mais sax ngeen am na ngeen ko defee ngeen wax loo xam ne sax xel attan na ko mais li ngeen di wax nii xel moo ko attanul moo tax lii moo tax Sénégalais yi war a yeewu parce que askan bi yéen lañu bëgg a jàppee dof yéen lañu bëgg a jàppee dof parce que jàppee nit ki dof weesuwul nga xool loo xam ne wax joo xam ne solul tubéy solul yëre kenn xamul waxu lan la nga ñëw naan da nga koy gëmloo nit ki finalement yow nit kooku ngay jàppee dof lii moo tax askan bi war a yeewu Bob Marley dafa am lu mu wax
mu ne emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. dafa am ay chaînes yoo xam ne ci biir bopp la nekk bët du ko gis tant que chaîne yooyu mu ngi sa biir bopp yow da ngay jàpp ne libre nga mais keroog nga gën a nekk jaam. chaîne yooyu nag nga xam ne moo nekk ci sunu biir bopp yi nga xam ne depuis ay siècle lañ ko dugal ci sunu bopp maam yi ba ñun ñi tey chaîne yooyu noonu la Ousmane Sonko nekk di dagg benn par benn. Ousmane moo yor caabi ji nga xam ne mooy dindi chaîne yi nekk ci biir bopp yi pour que ñu mën a libre enfin pour que ñu mën a délivrer wu ci li nga xam ne moo ñu noot boobu ba léegi. Ousmane dérangé wul pouvoir bi rek am na ay businessman ay homme d'affaires yu am alal yu nekk Sénégal yoo xam ne lijjantiwuñu population bi ci yenn condition la ñuy dund lijjantiwuñu population bi naka la ñuy fajoo. lijjantiwuñu taalibe yi nga xam ne ñu ngi dox ci mbedd yi ak tànku neen nga xam ne lu nekk mën na leen jam te amuñu lu ñu fajoo ñooñu li ñuy lijjanti rek mooy seen business. dañuy def business ak état bi di dóor ay suuf ay foncier di dóor ay marché de gré à gré système bi dafa large. tey ñun bu ñu demee bay wax ci système bi bu ñu demee bay déceler failles yi bu ñu demee bay xamal sénégalais yi li nga xam ne moom moo gàllankoor dëkk bi ba dëkk bi mënta dem loolu yëpp yàlla ak Ousmane Sonko la parce que Ousmane moom moo yee élan patriotique boobu nga xam ne ku nekk dafa nekk sa biir dënn doon nelaw Ousmane yee ko. tey sénégalais yi ñu ngi intéressé wu tey ci pétrole bi ñu ngi intéressé wu ci zircon bi ci géej bi ñu ngi intéressé wu naka la ñu yoree seen réew. loolu c'est une grande première au Sénégal te loolu nañu dellu il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ousmane Sonko moo tax tey génération yu bari tey diaspora bi ku nekk di intéressé wu ci naka la ñuy gérer Sénégal maanaam di intéressé wu ci politique sénégalaise. avant dafa amoon benn groupe bu ndaw rek Sénégal boo xam ne ñoom rek ñoo doon lijjanti affaire politique lépp seen biir la doon xewee. tey ngeen ne kooku ngeen bëgg a yàq yéen ak yéen a yàqu parce que derrière cet homme derrière Ousmane Sonko il y a une jeunesse qui est déterminée. Il y a une jeunesse qui est déterminée à accompagner le président dans cette mission bi nga xam ne moom la Mamadou Dia doon rêvé mission bi nga xam ne moom la Cheikh Anta Diop doon rêvé mission bi nga xam ne moom la ñoom Modibo Keïta mission bi nga xam ne moom la les panafricains doon rêvé. nañ leen bàyyi caaxaan te xam ne mbir mi du caaxaan ñun li ñuy xeex lu ñu gëm la conviction la. li ngeen di sonal seen bopp rek ngeen di sonal mais nit dara bu ko yàlla setalee ba mu set yéen ngeen ni fokk ngeen tilimal ko da ngeen di rus. billaay ku nangu dogal noppalu ku nangu dogal rek noppalu. wax leen ñu leneen wax leen ñu ci milliards yi ñuy tuddal Idrissa Seck wax leen ñu ci mbirum foncier bi wax leen ñu ci coow yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi noonu yi bi ñu defal Aliou Sall wax leen ñu ci 94 milliards yi te bu leen ñu jéem a divertir da ngeen di sonal seen bopp c'est peine perdue ndax ñun xam nañu kan mooy Ousmane Sonko. patriotes yi na seen xel dal patriotes yi na seen xel dal ndax jaaxle moo tax ñuy def yu mel nii dafa am yoo xam ne même sa pire ennemi waroo ko xalaatu def bu dul dara nga xool ne dafa am njaboot dafa yor soxna yor ay doom nit war nga xalaat dee nit war nga xalaat bàmmeel nit war nga xalaat yàlla ndax lépp day jeex. fi may tëjee rek mooy leen wax ne na seen xel dal Ousmane fi mu tegoon tànkam tey la ko fi gën a teg projet bi tey la gën a dëggu te lépp mu ngi dépendre ci seen détermination yéen patriotes yi lépp mu ngi dépendre ci seen détermination. deuxième Mamadou Dia non kooku mënuñu accepter mu am
pas en 2021 c'est pas possible maa ngi leen di jaajëfal di leen ziar.